salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sama gars yi ñu ngi ñëwaat ci beneen vidéo bëgg waxtaan ak yéen ci benn mbir muy manifestation yi nga xam ne ni jotoon na am fii Sénégal te am ñoo xamante ni buñ fàtte ne ñàkkoon nañ ci seen bakkan ñi ñu ngi naan 14 personnes ñi ñu ngi naan 15 ñi ngi naan sax 11 personnes mais ñi jàpp ne rek am na ñu ci ñàkkoon seen bakkan te lu waraloon ñàkk seen bakkan mooy dañu gisoon lu leen métti jàppoon ne dafa am benn injustice boo xam ne nii mu ngi instauré si dëkk bi depuis fort longtemps ñu gis ñi am si kenn koo xam ne nii dañu am si moom yaakaar le président Ousmane Sonko ñi am luñ ko tuumaal jël ko caxatee ko bëggoon ko nëbb jant bi ilaa yow mi diin ñenn ñi ne dañ ko bëggoon a sacrifier loolu def après incha allah dinañ ci ñëw si kanam bi loolu jógee am loolu amee ñu bëri ñoo xamante ni bon ñenn ñi ay journaliste lañ ñenn ñi ay chroniqueur lañ bon loolu lañ leen di tuddee ñenn ñi nekk ay politiciens ñenn ñi nekk ñoo xam ni tamit peut-être ay citoyen am daal ku si nekk ak ni nga gisee mbir mi ñenn ñi ne manifestation yi lu ko waraloon mooy bon Sénégal yi dañoo sonnoon yàggoon na sonn problème yi bëri woon na ñu téewoon ko dencoon ko ba benn instant ñu jàpp Sonko gis na injustice la démocratie bi lañ bëgg a salfaañe après ñi génn après door a lu bëri am quoi am na ñenn ñoo xam ne dañ ne cause bi du Sonko kese dafa am leneen lu ko waraloon lu nekkoon ci gannaaw bon man bi ma defee samay jàngat def samay investigation dama dindi wax ji nga xam ne ñooñu wax jooju la ñuy wax teg ma teggi ko teg fële lu tax may dindi wax jooju mooy buñ ne Sénégalais yi dañoo yàgg sonn kër sénégalais depuis que le Sénégalais a été colonisé le Sénégalais n'a jamais nekk ci jàmm Sénégalais musuta nekk ci jàmm depuis bi ñu colonisé ba léegi Sénégalais musuta nekk dund ci jàmm Sénégalais ci coono rek la ma sa dund ma jàpp ne coono boobu noonu ñu doon dund ba tey bu fekkonte ne coono boobu kese moo mbébatoon mbir mi wala moo waraloon mbir mi konoon Sénégalais yi jóg nañ bu yàgg parce que Sénégalais yi yàgg nañ ci biir injustice Sénégalais yi yàgg nañ ci biir ay lu kenn xamul ay torture ay jafe-jafe quoi en quelque sorte yàgg nañ ko ci biir mais le Sénégalais mu sut a jóg wala daanaka bëriwut lu muy jóg pour ñaxtu wala am lii am bien vrai que amoon na fi mais situation bu nekk ak li ko waral situation bii ñuy waxal quel que soit alpha lépp luñ si mën a wax dul facteur principal bi que ce soit ñu naan facteur déclencheur bu ñu ko mën tuddee la vraie cause la seule et principale cause de cette manifestation c'est l'affaire Sonko qu'on le veuille ou non Sonko n'est pas le facteur déclencheur wax jooju nañ ko teggi sànni fële te xam ne loolu ça n'existe pas waaw ça n'existe pas te dama lay jox beneen mbir luy firndeel loolu manifestation yi xoolal manifestation yi ñan ñoo nekkoon ci manifestation ñan ñoo doon manifester ay gosses de 9 ans voire 35 ans voire 40 ans ñoo nekkoon ci mbedd mi di manifester il y a aucun vieux qui s'est levé pour bokk ci manifestation yi amul donc boo ne ma Sénégal yi génn pour kii c'est que Sénégal yi dafa am lu tax ñi génn pour manifester dañoo jàpp ne dañoo am seen benn nit seen benn gain boo xam ne nii ñi koy wax Ousmane Sonko yenn benn projet boo xam ne nii projet la laquelle projet bi ku ko mas a yenn ci àdduna faagaagal nañ demal si Lumumba lii la bëgg loolu réewam nekk ci jàmm dund ci jàmm ak salaam mais nuñ def tuumaal ko jàpp ko rey ko mu jur fenn ba léegi projet amul yaa ngi dégg ñu jógee foofu ñiy jëm ci Thomas Sankara gars yi noonu lañ ko fi defoon tuumaal ko jàpp ko rey ko faagaagal ko taw projet bi mu amoon bi ce n'était pas un projet pour le Burkina Faso seulement c'est un projet pour l'Africain pour nan la Afrique di jàggee yaa ngi dégg ñu ne ko du fi amee jàpp ko rey ko ba tey may wax ak yéen nii projet amul ñi ngi wax rek ñun ñëpp xam nañ kat moo ko rey mais ñan ñoo nekk ci ginnaaw ba nañ lu ñoo tëgg projet pour leeral mbir mi mais sama xalaatu bopp mbir mi du ma sa leer parce que ñi nekk ci gannaaw mbir mi bu leeral rek la mbay ñaw ñu ngi ci dégg lu yéeme léegi nag ñooñu nga xam ne dañ doon jël projet di ko tëgg pour Afrique mën a jëm kanam parce que bërki démb la mujj si Kadhafi loo ko mënta reprocher loo ko mën a reprocher dictateur la lu nekk nga wax ko mais Kadhafi
dafa taxawaloon réew da doon liggéey pour réewam pour askanam gis ngeen nu mu defoon nu anam yu tëggee woon libyen bi musut a sonn rarement nga daan gis libyen muy tukki wala muy def leneen muy wala nga gis ko feneen le libyen a été toujours sérieux te léppam daanaka matoon na mu nekkoon koo xam ne nii tamit loo ko mën a waxee nag révolutionnaire la woon am na lu mu bëggoon ci Afrique mais ñu ne ko loolu du fi am ñu gis koo xam ne nii les mêmes projets la porté muy Ousmane Sonko ñëw bëgg ko jëmmal ñu xam ne kii fii ñee jëmoon fa la jëm te bés bu réussir li mu bëgg réussir de nasaraan si nga xam ne nii ñoom seen intérêt mi ngi fii mën na am seen intérêt yi xaja ñu ne ko du fi amee tax ñuy commencé di ko tuumaal ba lii am fi bu ñenn ñu toogee naan du loolu mooy facteur dekkal am moom mooy bébét bi mooy cause principale bi man daf may jaaxal c'est pas vrai projet bi nga xam ne nii moom la Sonko yor ñun ñëpp ñu adhéré si xam ne lii kese moom moo mën a génne di coono bi ñu nekkee loolu kese moom moo ñu si mën a génne ñun ñëpp ñu nekk si gannaaw mu jaral ñu suñu alal jaral ñu suñu bakkat jaral ñu suñu lépp ñu nekk si gannaaw di ko protéger ay nit jógee fële complot ak ay état bëgg a ñëw pour faagagal bëgg ko nakkal rapidement lañ ne loolu du fi amee loolu moo taxoon bi nga manifestation ay jeunes kese nga gisoon si mbedd mi ay booy yu tuuti nga gisoon si mbedd mi ñu taxaw parce que booy yi dañu commencé comprendre dañu commencé xam lu xew si adduna bi commencé xam lan moo xewoon lan retard bii ñu nekkee yëpp sous développement bu métti bi yëpp lan moo ñu ko indi xam nañ ko xam nañ ne tey bu fekkoonte ne au sortir de l' indépendance Mamadou Dia yoroon na réew yoroon na projet boo xam ne nii konoon tey jafe-jafe yi duñ ci nekk Sénégalais yi commencé nañ ko comprendre la jeunesse africaine commencé nañ ko comprendre ak ñi ma fi lim ñu weesu ñëpp ak ñeneen ak ñeneen la liste est longue mënuñu lim ñëpp loolu moo waral Sénégalais yi nag ne lii du fi amee voilà pourquoi mu wax la ko xoolal rek bi affaire bi amee tous les panafricains tous les jeunes africains da nga doon gis ñi nekk ci réseaux sociaux yi di waxtaan ak askan wi di wax nit ñi di sensibiliser nit ñi di wane ne combat bi du combat wu Sénégalais yi kese combat wu africain bi yëpp la combat wu africain yëpp la lan moo ko waral da nga yaakaar si c'était un simple Ousmane Sonko wala bon voir que Sénégalais yi dañoo sonn rek ñooñu dana tax nga gis combat bi tout de l'Afrique était réuni derrière Sonko di wax lu nekk ñi gis da nga yaakaaroon na bu doon projet boo xam ne bu doon Sénégalais yi coono bu ñu sonn rek ñooñu danañ melewu à cette lutte non mais nañ waxante dëgg bàyyi naxante bi journalistes yi faut ñu soit sérieux parce que la plupart de ces journalistes du journalistes yi mais la plupart des journalistes dafa am journalistes yoo xam ne man mënu ma leen a comprendre quoi li ñu war a wax li en général duñ ko wax te ma jàppoon ne journaliste kii di un artiste voire même un rappeur voire un écrivain dans l'histoire boo réviser dans l'histoire ñoom dañoo nekkoon ñu nga xam ni ils représentaient toujours à leur peuple dañ doon nekkal seen peuple bu nekkoon si naxar ñoom ñoo doon jël seen xalima bind wala ñu jël seen micro taxaw wala ñu jël seen i émission taxaw di défendre le peuple parce que ñoom loolu moo doon seen rôle loolu moo doon le rôle du journaliste moo doon rôle d'un artiste mais bu ñu demee ba tey ay journalistes ñooy nekk complice di toog ci télé yi soit ay chroniqueur di wax lu dul dëgg di jéem a ëlëm xelu Sénégalais yi bañ a wax la vérité en tant que tel ñun daf ñuy jaaxal te il est temps que ñun mënatuñ ñoo nax parce que am na télé yu bëri vraiment ñun seetaanatuñ ko man de seetaanuma télé yu bëri dama leen a mettre à l'écart du ma leen seetaan soxlawu ma xam seen journalistes yi fa nekk sax parce que man pour man dañuy ay complice dañu bokk si ñu ñuy réeral dina am nag benn vidéo boo xam ne ni bu ñu si yàlla bàyyee suñ fan yu gudd danañ ko def uniquement si les journalistes lii dañ ko doon benn kii bu ñu la doon laalal la rek mais danañ ñëw si yéen intégralement wax ak yéen journalistes yi complice laa lay waxee parce que am na journalistes yu baax loo bañ njombor wane ne nopp yi guddantam mën na daw am na si journalistes yu diñ xam nañ leen Sénégal yi ràññee nañ leen jarul lu may tudd tur loo xam ne nii Sénégal yi dañ leen di déglu di leen bàyyi xel parce que dañuy def seen liggéey journaliste dafa war a taxawal peuple am war a taxawal état war a dem fu gâteau bi nekk war a dem fu bànneex bi nekkee bàyyi ak peuple am journaliste dafa war a taxawal peuple am loolu mooy rôle journaliste mais dañ ko tënk si benn mbir ay déontologie ak ay éthique ak yooyu noonu utal leen ay garde-fou ba journaliste bi léegi dootul xamante sax lan moo ko war waaye yu bëri dootul si nangoo dootu mën a wax boo waxee ñu ne la déontologie bu kenn xamul ay faux mots yooyu utiliser pour bëgg ñu réeral ñun mënuñu réeral xam nañ lu xam
di leen wax ne di ñëwaat si suñ kii bi bala ñu ko fàtte mooy que Sonko mooy la seule et principale mbébét lu mbir mi parce que dafa porter suñ espoir ñun la jeunesse te gis nañ ne coono yi ñuy dund mënutut a wéy chaque jour ñi koy rappeler lii dafa mënutut continuer il est temps que ñu arrêté ko parce que da nga koy xool si esclavage bi mu amee njaam ñiy jàpp fii suñ maam yi di leen jaay di leen yóbbu Amérique di leen exploiter di leen jaay mais biñu demee ba nga xam ne lii mënutut a nekk mais dañu taxaw ne stop gars yi xeex ko mu dakk bien vrai que njaam googu si d'une autre forme mu ngi existé ba léegi mais loolu dakk na jàppatuñ fi benn doomu aadama di ko dem di jaay ji wala di ko noot yooyu dafa jeex nu loolu jeexee nag lii di jeexee ñëw di sàcc suñuy ressources di ñu noot te kenn du wax wala kenn ku jóg porte suñu espoir ñi xam ne kii war na mën a jëmale Africa kanam war na jëmale Sénégal kanam ñu ne ko du fi amee tuumaal ko jàpp ko sànq ko tëj ko buñ ko mënee rey ko wala ñu def ko leneen sànq ko daal une bonne fois naxasal projet bi Sénégal yi toogaat nekkaat si dans la même misère dans la même galère jeunesse bi nekk di continuer di chômer liggéey du am duñ am hôpitaux yu ñuy fajoo bu ñu waxee ñu naan Ebola fii feebar bu ñëw ñu ne Afrique la amuñu moyen mais nan la ñu amee ak moyen ak lii képp ku jóg porte projet bu baax pour jëmale Afrique kanam ñu faagaagal ko mais nan la ñu jógee si pauvreté nan la ñu jógee si ñàkk santé ñan la ñu jógee si njàng am njàng mu bon duñ si jóg lépp lu ko waral ñun xam nañ parce que ñun ay jeunes lañ jàng nañ dox nañ génn nañ xam nañ lu xew tubaab yi nga xam ne ni ñoom ñoo doon nekk di nax nit ñun ñooñu la ñuy fréquenté léegi di toog ak ñoom di wax ak ñoom xam lan mooy seen mentalité ñoom ñoo ñu doon traité de barbare de n'importe quoi ñooñu tey la ñu toog di naan ak ataay di toog di waxtaan ak ñoom bu lu ñu wax ñu teggi ko teg ko fële indi leen lu gën a clair loolu mais kooku boo demee ba comprendre ko xam ne kii du dara nit kese la comme yow mais da ngay xam ne comme nit kese la comme yow waroon nangu mu lay teg yenn yi te loolu duñ ko nangu donc noonu la fa demee rek donc di wax ne bon facteur déclencheur bi bon Sénégalais lu tax ñu génn dañoo sonal ça c'est faux ça c'est une thèse bu ñu war a écarter la teg ko na le c'est pas vrai parce que Sénégalais bu am jàmm kooku nañ ko xam ba Sénégal nekkee Sénégal ba léegi bi ñu colonisé ba léegi Sénégalais bu suta am jàmm ak salaam Sénégalais bu suta am tawfeex bu suta am liberté bu suta ko am depuis boobu ba léegi nag ba en 2021 musuñu ko am donc c'est pas ça qui nous est que moo poussé à la jeunesse ñi génn di rafetlu bu doon coono bi la ngay xanaa da nga si gis manifester ay pas da nga si gis ay maire ay mag ñi ngi si gis ñëpp muy jigéen muy góor ay jeunes lañ ay boy yu tuuti ñoom ñoo fi nekk lu koy confirmer mooy ay jeunes kese ñoo dee 15 personnes yu ñu wax ñoo dee ay boy yu tuuti lañ boy yu ndaw de 9 lañ wax xaw ma de 12 à 35 ans foofu ay xale la lu tax xale yooyu jóg bëgg sacrifier seen vie pour benn mbir ne xam nañ lu tax xam nañ ni mbir mi kese moo leen mën a génn si lii te buñ ko defut du dem il faut que ñu def ko donc loolu la thèse kii yooyu noonu nañ ko écarté di bàyyi di topp naafeq yi nañ commencé identifier ñiy nekkal réew mi ñi ñuy représenté ñun ak ñi nga xam ne nii ay complice lañ ñu jóg taxaw si télé yi di kii di am na loo xam ne nii lañ waroon a wax lu gën a am importance que yii mais duñ ko mës a wax doo leen dégg mukk ñu organiser débat si pétrole bi wala si gaz wala si zircon bi wala si or bi nekk Sabodala gis nañ ni ñu koy caxat-caxatee jamais nga gis un journaliste digne de son nom mu organiser débat woo nit ñu sérieux ñi taxaw wax dëgg rek te yàlla tax leeral population bi lan lañ am ñun ak lan lañ koy jëriñoo ak lan lañ si am ñun ak est-ce que am na impact si population bi jamais yenn naa néew journaliste ngay gis ñi siy wax te buñ si waxee da gis nga lu leen si fekk dañ leen di menacer di leen wax ne dañoo far di leen taxer tous les noms d'oiseaux di leen wax lu nekk ñaawteef yu nekk ñi jiiñ leen ko alors que lan la dañuy leeral population bi dañ fi nekkal pour seen peuple mais boo faree jàng bon yow bon yàggaa yi yéen a far quoi loolu moo jeex ñun kenn mënatu ñoo nax fu ngeen jàngee école yi ngeen jàngee lañ jàngee fépp fu ngeen taxaw ñun taxaw nañ fa ñu ngi tukki di gis lu xew si adduna bi xam lu xew tubaab yi ngeen di fréquenté ñi leen di ger di leen jox ay kii pour ngeen leen di defal la sale boulot tubaab yooyu ñun dañuy toog ak ñoom di décortiquer ak ñoom te ëpp ñu xam-xam si saayir ak ci baati bu dee xam-xam kese la buñ toggee ñoom dañuy xam ne carrément ñii am na lu nekk seen bopp yi dañ doon wax l'Africain n'a pas de civilisation loolu la ñu doon wax di ñu ñàkk gëm la suñu bopp ñuy feebal di pousser à nos femmes ñuy xeesal gëmul ci suñu bopp femme boo fi gis te xeesalul yaakaar na ne elle n'existe pas rafetul ah comme ni ko Cheikh Anta Diop doon waxee la vérité sonne blanche lépp lu tubaab bi wax nga jàpp ne dëgg la alors que c'est faux gëmoo sa bopp gëmoo say maam gëmoo sa dara loolu sa maam yi bàyyi loon fii tout ce qui mu nekkoon héritage lépp bàyyi wax mu dem parce que gëmoo sa bopp te complexé te complexe boobu noonu dina dañ loolu moom bee ba mu leer